salaamaaleykum am internetu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di am mbégte jàkkaarloowaat ak yéen nag tey nag ñu ngi fii ci Mermoz li ñu fi indi nag mooy xaatim gu war a dox ci diggante combat bu taxaw muy ñaari naataango di ñaari adversaire yoo xam ne ay ndaanaan lañu muy Boy Niang 2 di doomu Dégol waaye muy daje ki nga xam ne mooy Tapha Tine ki nga xam ne mooy le géant de Bawal. combat bi taxaw tey ñu war a def xaatim bi fii xaatim bu njëkk nag di féliciter nag waa Leewtoo ci loolu ñu taxawal Pape Thialis sunu frère sunu xarit di ñaan yàlla defal ko ci ndam mais daal tey fii lañu war a def ci xaatim bu njëkk bi di ñaan dugg ceeg jàmm te génn ceeg jàmm. Doudou ñu ngi lay nuyu. jërëjëf di kontaan lool ci introduction bi je pense que tey li tax ñu tase fii ñëpp xam nañu ko léegi mooy Leewtoo moo dellu si waat ndax dañoo ñëw ci làmb ji def fi saison bu nga xam ni saison bu extraordinaire la ñëpp naan ñii fu ñu jógee ñu def fi saison bi nga xam ni wax nga ko léegi ñu toog def évaluation jël une année sabbatique réfléchir analyser xool ban démarche novatrice la ñuy jël parce que mbir boo ci duggee da nga koy xayma soog a xool fan ngay tegaat sa temps loolu moo waral ñu bari doon wax ana Leewtoo ndekete boobu ñu ngi ci ruq bi di Leewtoo di xool nu ñuy def ba indilaat amateurs yi lu bees tàq alors ñi nga xam ne ñoom la ñu tëgg tey min nañu Leewtoo xam nañu Leewtoo moo tax waxtaan ba mënta yàgg ndax nit boo leen jëflante signé contrat la ko war ci contrat ba yëpp mu remplir ko la nga war ci contrat bi yëpp nga def ko bu dellu see bu ngeen waxtaanee jubóo ba day yomb lool ndax Tapha Tine bu leen fàtte ni Leewtoo moo ko tëgg boole ko ak Yékini Junior yàlla may ko ci ndam Boy Niang Leewtoo tëgg ko boole ko ak Sa Thiès yàlla may ko ci ndam ñoom ñaar Leewtoo jig na leen Leewtoo ñëw boolewaat leen pour ñoom ñaar pour un combat inédit parce que combat bi musta am ci làmb ji du tàngal ceeb du revanche du déjà vu combat jànq c'est un combat jànq alors mu opposé ñaari adversaires yu nga xam ne seen carrière boo koy xool ak seen progression ñoom ñaar ñëpp dañu ñëw ba egg au sommet de l'arène mais ci seen biir parcours dañoo am ay adversaires yu leen boole moo tax Leewtoo fi mu wokk moom mooy xasan xaw ma ku leen di digal mais li mu leen digal loolu la amateurs yi bëgg parce que c'est un combat dicté par la marche de l'arène plébiscité par les amateurs mu nekk combat bu nga xam ne ñoom ñaar Sa Kajoor numéro 2 boole na leen parce que ku ci nekk bëre nga ak Sa Kajoor numéro 2 tàggalikoo ak moom ñoom ñaar guy gi boole na leen ku ci nekk boole nga ak bëre nga ak guy gi tàggalikoo ak moom ñoom ñaar Lac de Guiers boole na leen ndax ku ci nekk bëre nga ak Lac de Guiers mu boole la ci palmarès kon ñoom ñaar bu ñu leen boolee làmb moo leen war a boole bu ñu leen boolee gàcc nga làmb mu nekk ñaar ñu nga xam ne kenn du ci yàq làmb Tapha Tine presque 1 an wala 2 ans mi ngi nii buntu bu ne fëgg nañ ko buntu yëpp tëju ndax koo jox avance am ay mbokkam boo leen waree gannaaw ñun la bu ci dugg waaye càppaacoli gi nga xam ni moom xàmmewul bu ñu bojj ak bu ñu boxam ba ñu ñëwee ci moom la leen ni ki fi ñëpp bàyyi nañ ma ko jox looloo tax combat bii nar a neex mu nekk combat bu nga xam ne luñ ciy xaar ci làmb mën na ci am bu dee bëre rek ñoom ñaar bëre nañu ba bëre fu dara newul opposition de style la gars yi di xalaat parce que tey bu ñuy wax Boy Niang c'est l'intelligence c'est la tactique c'est l'intelligence en mouvement sañ-sañ lay bëree xel lay bëree macha allah muy bëreeg Tapha Tine qui incarne la puissance à l'état pur kuy bëreeg moom say ay boo demee ci sëñ ba da nga naan téyel ma loxo yi Boy Niang ni ko dinaa la raagloo raag bi ngay woote dinaa la ci wuyu si kon nag ñoom ñaar defe naa ni combat la bu nga xam ne jarul ñu ciy sori dina neex ba passé neex merci Leewtoo merci ci ni ngeen gëmee làmb ba dellu siwaat ci làmb parce que ñu bari ne woon nañu tëgg séméñ ak ndënd lay doon neex benn naqari benn waaye vous êtes des hommes de défi xam ngeen li ngeen bëgg xam ngeen fi ngeen jëm tey jii lii prouvé na ko te lii nag lancement la film bi ñëwagul waaw ndax man damaa nekk ci ruq yi dina xi dàmbalaa fu ne laay dugg dëgg la Malick am na lu ñuy togg lu nga xam ne bis buñ ko yàqee gars yi réew mi yëngu gars yi dinañ ñëwaat ñii xanaa danoo dafa ku leen di finance ak ku leen di déy waaye ku am ñi ma xam ñu nekk sa gannaaw doo juum ci lam kon nag dañuy daal di rek commencer waxtaan bi di la gërëm Doudou di gërëm la maison mère RTS di gërëm chaîne bi nga xam ne tey jii gàcc ngalaama moom moo démarré lépp ba tey jii
làmb egg fi mu egg ba mu ciy nekk wéetoon na lool ci àll bi waaye tey gisal caméra yi ni mu toog. loolu nga wax dinaa mooy taaw te taaw bu baaxee lu ca topp baax. kon nag ñu bàyyi leen ngeen doxal ñu joxe parole yi ñu daal di gaaw ndax nawet. merci presse bi pour préciser ak waa CNG que lii nekkul face to face. donc présentation affiche la affiche boo xam ne entre Tapha Tine la ak Boy Niang 2. di nuyu ñëpp di nuyu la presse parce que lu ñu gën a soxla mooy presse bi ñëw jël affiche bi parce que affiche bi dañ ko jël jagleel ko population jagleel ko amateurs yi parce que c'est la demande sociale demande amateurs yi la donc ñun ñii Leewtoo di ñëw si làmb ji nekkaat ci donc lu ñu mën a def mooy tey xool affiche bi nga xam ne amateurs yi bëgg na ko ñu indi ko te lii bokk na si affiche yi ndax balaa ñu fiy jógee dañ joxe exclusivité beneen affiche boo xam ne xëy na amateurs yi bëgg nañ ko ñoom ñëpp yàlla def na mu sotti tey waaw donc loolu laa moom di nuyu Boy Niang di nuyu manager am di nuyu famille Boy Niang di nuyu waa supporter Boy Niang yi di nuyu aussi Tapha Tine bi ak manager am ak famille am ak aussi supporter Tapha Tine di nuyu aussi suñu équipe Leewtoo bi nga xam ne ñoom depuis presque 1 an ñu ngi liggéey pour que incha allah bu ñu ñëwaatee ñu def affiche yoo xam ne Sénégal dañ ko bëgg waaw. mais Pape du ma la bàyyi affiche bu doy waar bii muy combat jànq réew mi yëpp naan combat jànq du am nga indil nu doomu Pikine beeg doomu Bawol gi noo def ba tëgg combat bii Pape moo yem ñëpp. waaw lamb ji foog naa ñu def lu ñu si defagum ni am nañ si expérience parce que am nañ si tolof yu bëri yoo xam ne dañ si génn analyser jàngat ko. jël ko def ko loo capitaliser comme positif si ñun ndax ku si gis am nañ si tolof ak Modou Lo nekk suñu frère te ba léegi dara changé suñu relation te yooyu yëpp dañ koy ay jaar-jaar yoo xam ne dañ ko capitaliser mu jaroñu tey ñu gën a dugaat si làmb ji donc am si expérience aussi li nga affiche yi nga wax nii tey bu ñu ko doxalee aussi am nañ coordinateur boo xam ne lépp moom la muy Max Margan waaw donc lépp luñ fu teg affiche rek moom moo ko dox waaw donc moom aussi ñu koy remercier di ko féliciter nekk koo xam ne vraiment nitu làmb la. mooy Max Mbargane waaw moom mooy kooku mooy làmb la kooku Sénégal yëpp wax nañ ko. mais dama dégg léegi ci wéyu boy dama ko for léegi say kàddu. nga ni yéen ngi waajal loo xam ne bi su ngeen koy yekkee réew mi yëngu. Pape lan la. waaw donc mën nañ joxe exclusivité bi mooy Sa Thiès Garga aussi taxaw na waaw donc loolu aussi exclusivité la boo xam ne ñi représenté Garga Sa Thiès ñu ngi fi. et je pense que loolu aussi taxaw na incha allah d'ici semaine prochaine ñu matérialiser ko. mais man sama problème mooy dama xaw a jaaxle parce que dama tiit nii combat yi gën a jafe ngeen taxawal Sa Thiès Garga Mbossé nu mu taxawee nu ngeen waxtaanee. Max ngay laaj Max dinaa ñëw ci joxal ma Max. mais Max man li ma yéem mooy yi gën a jafe nga tëgg Thialis nee na waa Leewtoo yëpp dañu jël seen xalaat seen lépp jox la Max nooy taxawalee combat yi. waaw xam nga ginnaaw ba ñu nuyoo assistance bi fi ne yëpp sant yàlla julli ci réew mi bi gërëm suñu ñaari way di ñaan jàmm ci réew mi xam nga problème mooy Leewtoo bi mu ñëwee waxoon na objectif am dëgg la xëccoowuñu dara mais bàyyiwuñu benn mbër bàyyiwuñu benn combat kon combat bu neex askan wi rek Leewtoo dina ko démarché su jiboo dinañ ko taxawal defe naa bi ñu doog a dugg si loolu la ñu waxoon tey dëggul fàtte ne 2017 2018 boobu ngay wax waaw Leewtoo journée bu mu tëgg fee écrit ñoo koy bëri dëgg la doo gis ñaari écrit bokk ci benn journée loolu moo lay wane ne ñoom dañu bëgg lamb ji au moins day ëpp ci mbër yi di bëri moo tax nag gis nañ ne Garga ak Sa Thiès fii la ñu waxtaanee ak ñoom ndax gis nañ ne amateurs yi bëgg nañ ko wax jot nañ ñaari mbër yi jot nañ seen i ménager jiwoo nañoo ak ñoom incha allah semaine bu ci yàlla àndee dinañ ko finaliser incha allah dinañ ko finaliser waaw mais loolu doy na waar foofu rek ngeen ñëw wala seen yaram daf tàngagul non déggoo li ma la wax région yaa ngi laaj seen wàll Thialis boobu léegi téléphone am koy dañuy bëgg ñëpp ñam wala li ëpp ci mbër yi ñam donte mbër yi ëpp journée dëgg la jërëjëf Max di la siyaar man sama xarit nga xam nga sama xarit nga pare naa ci yéen dama lay laaj ci ñaari combat yi ñaari combat yi Leewtoo taxawal nga xam ne amateur doon nañ ko xaar waaw xam nga Boy Niang 2 ak Tapha Tine li Boy Niang wax dafa am solo ñor tàbbi maanaam du combat bu nga xam ne warul am combat bu logique la waaw du combat yootu du combat bu nga xam ne ñoragul wala lu mel noonu combat bu ñor xomm la ndax boo xoolee ñoom ñaar pratiquement pour ñu am adversaire jafe na
Boy Niang numéro 2 adversaire yi nga xam ne ñoom la waroon dajeel potentiellement ñu ci bëri am nañu combat tey jii Tapha Tine dafa nekk ci ligne de mire am parce que fa mu bëgg a egg pour mu egg fa foog mu dajeek ponkal yi ci làmb ji te Tapha Tine kenn mënu ko ci génne Tapha Tine aussi toog 2 ans bëréwul soxla combat mais Boy Niang nangu ko jël combat la bu nga xam ne l'un dans l'autre ñoom ñaar ñëpp soxla nañu ko mais làmb moo leen boole lu tax làmb boole leen Tapha Tine dafa daan Sa Kajoor ki nga xam ne moom mooy nu mu tuddati Boy Niang numéro 2 daan Sa Kajoor Tapha Tine daan Gouye Gui Boy Niang numéro 2 daan Gouye Gui ki nga xam ne mooy Lac de Guiers numéro 2 daan leen ñoom ñaar ñëpp kon tey combat la bu nga xam ne ci logique kenn amu ci pour bañ sa morom combat bu ñor xomm la tàbbi léewtoo taxawal ko mu nekk aussi combat jànq combat bu kenn mësula am ci arène bi lu gars yi namoon c'est un combat inédit mu nekk aussi opposition de style maanaam ñoom ñaar boo leen xoolee seen bëree nuroowul seen bëree waroona moo tax combat bu nar a neex lay doon ku xam Boy Niang xam ne moom sur le plan tactique sur le plan de l'intelligence ci wàllu calcul combat kenn mënu ko ci intelligence rek lay bëree te du tandu du làmbatu lu mu def rek daf ko natt ba mu leer ko mu soog ko def te combat la bu nga xam ne tey jii war na tax ñu xam Boy Niang mooy kan face à un super lourd donc mais aussi Tapha Tine nekk ku nga xam ne ku ko xam kurpañ bi ngay njëkk a xalaat ku dajeeg moom waaw moom day tamaate takk ci rip waaw niñ ci batak lu ne wax nañ ko ku dajeeg moom boo demee ci sëriñ looy njëkk a wax téyel ma loxo yi parce que c'est un puncheur xeexkat la ku mu dajeel boo bëggee xeex boo bañee xeex Boy Niang ku mu dajeel boo bëggee bëre boo bañee bëre donc loolu mooy ku mel ni rek dox ba ci àll bi dajeeg kuskoon rek xam nga kuskoon rek mooy lan bëgg bëre bañ bëre waaw mi ngi noonu moo tax ñoom ñaar seen combat bi combat kuskoon rek la bëgg bëre bañ bëre bëgg xeex bañ xeex combat bu neex lay doon ci jooju la dina neex favori parce que mbër yi toog nañu benn diir bu yàgg bëre wuñu donc balaa ñuy mën a wax favori il faut ñu dem ba combat bi jege si ba ñoom ñaar ñëpp ñu gis état de forme bu ñu indi mais actuellement lu ci waay waxit làmbatu lay doon mais lu bëri dafay dépendre ci préparation wu ñaari mbër yi ku ci gën préparation gëm naa ni combat bi yow yaa koy moom parce que dafa laaj dëgg investissement pour ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk li nga yor bu yeboo nga def ko ci entraînement te xam ne combat la bu nga xam ne fa mu leen mën a yóbbu mooy ñu xëccu ji titre de roi des arènes c'est un combat extraordinaire combat d'examen la ku ci at mi dem wuti ji roi des arènes. ci loolu tax tafal nag Sa Thiès Garga. non Sa Thiès Garga moom defe naa ne kooku moom njar ndéem la kooku combat boobu lu ñuy li saala biige naan ci luy baax la du am ruq bu sedd parce que ku xam Sa Thiès xam ne moom fonceur la c'est moom bulldozer la lu taxaw ci kanamam pour moom day avancer ñëw jël la waaw mer jóge ci année blanche bëgg a redorer son blason muy daje ak Garga Mbossé Garga wax dëgg yàlla Garga dafa wex xat Garga dafa mën a bëre Garga dafa mën a xeex mais combat la bu nga xam ne non éclair lay doon parce que ñaari attaquant bu ñu dajee fu ñu dajee étincelle mooy génn non bruit bi day am day neex ba passé neex combat bu rëy a ngi noonu man combat yëpp boobu mooy sama combat mooy combat bi parce que tolloon nañu dayoo tolloon nañu doole sur le plan technique kenn ëpp la ci wu ci sa morom dara te am nañu engagement ñoom ñaar ñu xiif te bëgg a lekk. waa bokk yi ni ma leen ko waxee rek ñu ngi woon fii ci Mermoz tey doon fi def xaatim ci diggante ki nga xam ne moom mooy Boy Niang 2 nga xam ne moom mooy xale Pikine bi nga xam ne saa bu jógee banlieue bi jóg waaye mu war a dajak ndaanaan goo xam ne mooy le géant de Bawol di Tapha Tine nga xam ne saa bu jógee Bawol jóg tey ñu doon xaatim seen signature contrat waaye li ma fi dégg tey jii damaa dégg nag Boy Niang génne lu bees ñor tab bi moo gën gësam laaj naa ko loolu mu ne ma di après lay leer ma ñëw ci ki nga xam ne mooy Tapha Tine mu ne ma Sakandé nag man xawma ko damay di bàyyi yéen amateurs yi yéen ñi nga xam ne yéen amateurs na Dakar ba ngeen tekki ma la mooy Sakandé ñor tab bi daal moo gën gësam xam naa loolu mën naa koo tekki waaye Sakandé cee Tapha Tine indeeti na lu bees Sakandé waaye cee ñor tab bi am leen jàmm ak Dakar Buzz yàlla na ngeen am jàmm